أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare ci fan yu tedd yi di fan yi mawlidi nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam leen ñaanal yàlla di ñaanal suñu bopp yàlla saxal ñu ci ak njubam ak sunnaam ak sunna yi nga xamee ni moom la bàyyi waa këram ñu topp ko dund ci yar ci sunu njaboot faatu ci yàlla boole ñu ci ñiy mucc ëllëg yowmal qiyaam di ànd ak moom akum njabootam man na ko yan na ko def ci barke guddi yi tedd yi xanaa rek di am loo xam ni luñ faralul di def la sax mooy di dugg ci ay wax ak di leeral ndax toujours dañuy jàpp ni ñu bëree bari daal du ko mat ñu war a bàyyi rek mu jàll wante dafay soxla nag yenn taasantemps muy soxla tuuti ay leeral surtout su fekkee ne nag wax ju jëm la ci yow te ka ko def tamit dañuy lam ci jublu ay leeral la ci jublu kon dafay baax nga dimbule sa bopp pour gën koo leeral ba moom la mu bëggoon sax nga may ko mooy la mu bëggoon ca leeral ya nga gën ko koo leeralal. daf ma am benn mbokk boo xamee ni daf ma yónnee ay audio yoo xam da ko jëlee dañ ko yónnee ci benn panel benn mbokk bu tudd Ibrahima Sakho di ci waxtaan relation ak Cherif Mouhamad Ali Haydara yooyu yëpp ma du ma concerné mais daf ci ma si cité man en tant que personne Cheikh Mouhamad Niang mu tudd ma si ca relation boobu fa mu commencé ak lu tax nee na man ma bàyyi Mouhamad Ali Haydara ma bëggoon koo leeralal nag loo xam ne xëy na tuuti am na lum ci réere ci biir waxtaan wi. fekk Chérif waxoon mooy que Achoura dafa bëggoon ñu organiser benn Achoura bu simple rek incha allah invité ay cheikh ñu def waxtaan mu ne ma man ak Abdul Karim Seck nañ ci waxtaan ñu organiser Achoura bi si la ñu organiser premier Achoura bi boobu defe naa ay 2005 la defe naa de si lañ def Achoura bi bu dul 2005 bi 2006 bu ma vérifié waat filmé woon nañ ko sax waaye kii bi gisatuma ko ñu ngi ko defee woon ci kër Chérif boobu nekkoon ci Nord Foire kër gu ndaw la woon doon kër gu yaatu en réalité ñu ngi ko naroon a def ci foyer bu Wakam foofu laa bëggoon a jël préparé woon nañ sax salle bi mais mujj ga ñu gis ni que nombre nit yi ñëwoon dafa tuuti par rapport ak salle bi parce que salle bu mag la woon après Chérif ni ma léegi naa jël ay taxi comme ça ñi jot a ñëw ñëpp ñu ànd ñëw fekk ko Nord Foire pour defee foofu kii bi fekk toggoon nañu boobu sama jabar ak rakkam ñoo toggoon añ bi ma woo si laa woo Cheikh Alioune Badiane Cheikh Mouhamad Niang ak Oustaz Samb fu ñu def waxtaan ñoom ñoo def waxtaan bi jour boobu ci Achoura bi si la Cheikh Mouhamad Niang ci waxtaanam daal di wax ni Imam Hussein da doon jooy di ñaan ndox dafa doon jooy ni may leen ma ndox dama mar après gannaaw ga nag Chérif woo ko ni ko loolu bul ko waxati parce que Imam Hussein nekkul koo xam ne dafay jooy ndax mar ensuite muuñ bi mu amoon foofu mayu ko àndul ak kuy jooy di ñaan ndox ensuite mu ne ko situation bi mu tolloon ak fi mbir yi eggoon foofu ay jooy yooyu weesu na di jooy di ñaan ndox loolu nag daal di vexé kooku mu daal di mere Chérif ndax loolu ci la moom tamit coupé ay liens ak Chérif ndax wax boobu mu ko wax remontrance boobu mu ko def fii waxuma ko nag pour ŋàññi kenn kooku ku ma respecté la cheikh la def na ay jéego yu am solo ci réew mi ci wàllu mazhab ahlu bayti mais dama bëgg a leeral rek dama bëgg profiter ci audience bi pour leeral affaire yu bare yoo xam nit ñi xamuñu ko pour que ñu xam ko waaw parce que léeg-léeg nga dégg ñuy wax problème diggante Chérif ak Cheikh Abdel Mounem Zeyn fekk Chérif amul problème ak Cheikh Abdel Mounem Zeyn bu problème amee moom ci seen côté lay jógee mais moom amul jógewul ci moom
talu loolu sax bay am problème ak kenn. kon noonu lañu organiser Ashura boobu muy premier Ashura. maa ngi fàttali bi may organiser bi boobu maa ngi dem ci Abdul Karim Seck pour ñu def xool détails yeeg ni ñu koy organiser yooyu moom ma nga dëkkoon ca cité Fadia la dëkkoon jamono boobu. maa ngi fàttali bi may dem di ko seeti pour ñu waxtaan benn guddi la woon yoruma woon paas lu may yóbbu Wakaam fi ma dëkk dama doxee cité Fadia ba Wakaam. maa ngi fàttali maa ngi fay agsi ay côté minuit yooyu fekk guddi na période boobu nag am na jéego yu bare yoo xam ni dama ko daan def ak Chérif dama daan ànd ak moom fu nekk booba yoruma salaire maa ngi yor soxna mais li ma yoroon bariwul maa ngi dëkk sama kër parents yi ca Wakam ñoom ñoo ma doon jàppale mais yoruma woon lu may déplacé woo sax aw ma ko woon bon lu si bare dama daan dox Chérif xamoon na ni yoruma dara te dama fay indi ay nit mu leen di jox xaalis di leen di may ay léeg-léeg ay somme yu takku sax waaye chaque fois am na sax ñu ñëw seet si ko ni ko waa Chérif waa saaxu mi xanaa doo ko jàppale tuuti wala kii Chérif ñu leen déedéet bàyyi leen xam naa li may def boobu ñu bare dañu yaakaaroon ni maa ngi ànd ak Chérif fekk mu ngi tibb di ma jox am na si kenn sax dafa ma ko wax carrément du ma wax turam waaye mu ne man dama yaakaar ne yaa ngi tibb bu baax toog naa ak moom ay at yoo xam ni daanaka il me donnait pas grand chose wala c'était très rare waaw donc c'était pas un lien d'argent ça n'avait rien à voir avec ça bien que ñu bare lañ doon ñëw ñoom pour am dara ci moom pratiquement ñi ko doon attaqué après ñëpp ñi ko critiqué ñëpp après attaqué ko ñoom ñëpp ñëw nañ ci moom pour am ci moom dara donc dama remarqué ni que ñi nga xam ne dañu nekk ay chiites te mujj contre Chérif te ma xam leen li leen yóbbee ci loolu mooy soit dañ ko ñaan xaalis wala dafa leen daan dimbal ñu laaj ko lu ëpp li mu leen daan dimbal mu ne leen amu ko ñu mere ko wala dañ doon yaakaar ci moom ay xaalis ak ay ndimbal jotuñu ci ñu mere ko toujours ay affaire xaalis la maanaam li ñu war a jël ci moom loolu la moom remarqué naa ko bu fekkee ni ñoom dañuy weddi loolu lañ ñëw weddi ko sama kanam ma génneel leen si épisode bi yëpp benn par benn parce que loolu yëpp mu ngi ma archivé xam naa ko ay problème mu jël xaalis rek la après nag nit ki di indi yeneen prétexte pour mën a kii naan dafa mel nii wala franc-maçon la wala nang fekk problème bi c'est juste des problèmes d'intérêt personnel. mooy ba ci jiitu waaw relation bi nga xamee nag moom la wax ci diggante Mouhamad Ali Haïdar Chérif Mouhamad Ali Haïdar man wax dëgg yàlla ki ma ko xamal Mouhamad Taw la tudd Cheikh Mouhamad Taw te ña ngi daje woon fële ca Liban ci benn université bu nekkoon foofu ci Beyrouth boo xam ne da doon jàngal falsafat ilaahi foofu dañu nekkoon fa ay étudiant man ak moom muy jàng ci xawsa bu macha allah man may jàng ci xawsatu ak diini bi nekk Suur mais université boobu dañ fa doon ñëw di fa jàng pour di gën a jàng wàllu falsafal ilaahi bi ci la ma xamale ni ma am na benn waaye boo xam mu ngi tudd Mouhamad Ali Haïdar Chérif Mouhamad Ali Haïdar homme d'affaires la sénégalais la est-ce que xam nga ko ma def xawuma ko wax dëgg yàlla ay veru 2000 laa ñibbi si Sénégal 2001 ay 2001 yooyu ba 2001 yooyu jàpp 2002 la ñëw moom Sénégal moom Cheikh Mouhamad Taw moomu fekk ma ñuy julli àjjuma ci jumaay Cheikh Abdou Zeyne ji mu ne ma effectivement Chérif bi ma la doon wax sax mu ngi fii ci Sénégal nañ leen fa dem ma ne ko waa kon beneen yoon rek lañ xam ñu jàpp beneen bis mu nekkoon àjjuma samedi dimanche lundi bi ñu xëyee di liggéey si mu ñëw ni dinaa ñëw woo ñu téléphone ñu ne ko bu ñu wàccee liggéey bi ñu wàccee mu ñëw foofu ñu jël taxi dem fekk ko benn hôtel fii ci Dakar foofu la ñu xamante nag après mu jël suñu numéro ñu jël numéro contact am ci la ñu dem ba mu demee ñu toog lu diir bu yàgg dañ ko wooyee fekk benn bis mu ngi hôtel Maridien fa lañ dem foofu fekk ko fa bañ ko fa fekkee mu woon ñu projet yi woon ñu tamit ay photo yu mu ànd ak ay tubaab
yu nekk Amérique nekk France nekk Suède affaire yooyu mu ne am na relation bitim réew ci moom am na connaissance am na kii dafa bëgg a liggéeyal daal ahlul bayt alayhimu salaam ñu ne ko loolu de lu am solo la. léegi nag ci loolu la benn bis ñu ñëw dajee ak moom ci benn këram man ak Cheikh Yacine li ma doon def yëpp nag témoin moo ci am mooy musuma dajee ak moom man seul toujours man ak Cheikh Yacine ñoo doon ànd. ñu dem fekk ko ci këram kër googu nekk foofu ci Almadi foofu nag la ma wax ni ma dama bëggoon a dajee def benn raconte bu mag boo xamee ni fii da ngay xool hôtel bu la neex yow Cheikh Mouhamad man ma financé ko ak tamit nga invité nit ñi ñëpp ñu ñëw bu sefee ñu dajee ak moom ma ne ko nag loolu day teel te fekk il faut que ñu laltaayal ko mooy nga fexe ba xamante chia yi nekk fii ba mën naa jëflante bu sefee ñoom tamit ñu jàpp ci mu gën a nekk lu organisé wu gën a mën a liggéey ci kii boobu foofu nag la ni ma est-ce que kon chia yi am na fii ci Sénégal ma ne ko waaw chia am na fii ci Sénégal mu ne man nañu invité ñëpp ma ne ko ba tey tamit invité ñëpp du yomb ndax bu ñooñu ñëpp bu ñu kiyee day nekk loo xam ni dafay indi benn désordre kon léegi xam nga nan la ñuy def nañu invité rek te yàmmu nañ ci turi imam yi wala boog limub imam yi nañu leen invité muy 12 ci la ñu leen invité 12 personnes bi ñu leen invité 12 personnes ma ñëwoon ci ci Hawzatu Rasoul bi doon fi nekkoon fii ci point 1 Cheikh Saïd jiite ko ma nekkoon fa professeur ci laa invité mboolem ñi fa doon jàngale lépp cheikh yeeg yooyu ak ña fa doon liggéey ñëpp nañu àndandoo ci la ñu joxante woon rendez-vous pour war a daje fii ci pompier pour woon faa dem alxames bi ñu ñëwee alxames war faa daje dem bi ñu jël taxi la ma benn mbokk wax ni ma mais yow Ibrahima Sakho mu ñu yor na otoom léegi pourquoi pas duñ ko boole ñii dem pour moom tam mu yóbbaale aw nit man ne ko amul benn problème nañ ko ci jëlaale ñu demaale ci boppam ci lañ koo jël ci otoom man leen na am ñu dem jël dugg ci otoom ñu dem dugg ci otoom mu jël yeneen taxi ñu dugg ci taxi yi dem taxi bu nekk ñu fay ko 2500 waaw man ma yëkkati 2500 même moom ci boppam sax li ñu fay taxi ñu fay ko moom tamit ndax moom bokkuloon ci ñi ma invité woon ci départ ba ndax man booba nekkuloon ci ñu doon liggéey ci xaw sa te sama compte aw ma woon ak moom relation direct loolu noonu la demee ñu ànd dem fa bañ fa demee gisanteeg moom reer fa mu présenté boppam te su bëgg di vendredi bi Ibrahima Sakho ak Mouhamad Ndiaye ñu woo ma téléphone ni ma dañoo laa bëgg a gis ma ñëw ma ne leen maa ngi nii fii ci institution islamique sociale ginnaaw julli àjjuma lañ fa ñëw ñu ne dañoo bëgg a gisaat Mouhamad Ali Aïdara directement ma ne leen loolu rek du mën a nekk coûte que coûte ndax démb dañ fa ànd ak mbooloo il faut que ñu bàyyi ba mbooloo mi toog évaluer li ñu fa gis kii boobu ñun ma non affaire bi il faut que ñu gis kon nu mu gën a gaawee ndax daal vraiment ñu li ñu gis wax ma leen noonu man du ma mën a dem ci noonu. bët seet di samedi ma nekk fële ci corniche des sports ñu waat ma téléphone ni ma def vraiment affaire bi ñu ngi doon wax ñoo ngi ci soññ ndax daal dañu ko bëgg a gis daal foofu nag ma ne leen nag yoon waa ngi noonu nag Mouhamad Ali Aïdara du dem ngeen fa xam ngeen këram mu ngi noonu yoon waa ngoo bismillah dem rek ci la ñu dem am foofu ak moom relation seen relation commencé foofu ñu commencé liggéey ak moom mu jeex kon nii ci gàttal noonu la relation bi amee ci diggante ñoom ak Mouhamad Ali Aïdara waaw ci loolu nag nga xamee ni ci la ñu nekk bon mu daal di nekkal ko di ko mel ni bras droit am ba benn bis man ñu ngi continuer di jokkoo téléphone wante nag du nuyonte rek nag ak jàmm ak salaam ba benn bis mu invité ñu moom Sakho moomu ni dañuy def benn Ashura 9e jour bi fële ca Wakam bon man temps boobu xam nga ak tamit ñun Ashura dañuy xate yëpp mais man pour rek bëgg yaatal ak bëgg kii ma jéggulu fale fa ma doon dem ànd ak ñoom dem parce que ñu ma yaa fay jàng majlis tanziyya mooy li nga xam ni daanaka mooy ay woy yi nga xam moom la ñuy couvrir waxtaanu Ashura pour wane carrément Imam Hussein mu ñu ko tooñe ak yeneen ak yu ma xam man fii ki ko fi gën a mën a jàng mooy Cheikh Yacine moom lañ ko ci gën a xamee man mais man daanaa ci barkeelu di ko ci jàng mu ni ma léegi yow yaa koy jàng Cheikh Samb mooy waxtaan boobu keroog ba ma ñëwee ci ñu ne ña ngi koy defee nag vacance ci foyer bi nekk foofu bi ma ñëwee kóoli laa fa fekk muy taf banderole yeeg yooyu timis jot ma ñëw julli Cheikh Samb fa la ma fekk Ousmane Samb ñu ànd julli timis mais benn nit ñëwul fa gisuñu dara mbooloo rien de tout kenn ki ñëwul foofu nag la Sakho daal di ñuy woo daal di ñu leen di ngeen jël taxi ngeen ñëw ci kër shérif gi nekk ci Nord Foire ñu jël taxi dem fekk ko fa
ba ñu ñëwee tamit wax dëgg yàlla mbooloo bariwul benn saal bu ndaw la fa nekk ci ay nit boo leen wàññi woon parce que lépp warul mat rombul 15 personnes waaw ñuy commencé di def waxtaan man nag man dama bëggoon profité ngeen njëkk maa jox ma njëkk jàng ndax man damay ñibbi damay dem waaw bala ñu waxtaan wee kii daal may leen ma njëkk jàng kii bi ñu jox ma jàng ma jël stage bi dama jàngee ma jël stage bi foofu laa waxee ni Imaamul Xuseyn da doon jooy ci Karbala boobu mu ne nag Cherif dafa ma ci corriger ba tax ma mer bàyyi ko loola laa ni wax dëgg yàlla nag tuuti na lool te terre à terre na tool ndax bu fekkee relation ñu corriger la ci lu toll nii lu tuutee nii moo lay merloo moo lay tax ngay couper relation ak ses liens wax dëgg yàlla loolu man mënuma koo comprendre abadan non c'est pas vrai du loolu jooy Imaamul Xuseyn yi ma tudd ci kii bi aleykum salaam yi ma tudd foofu dafa doon loo xam ni yu am la tu Cherif wala keneen ku ko mën a dindi Imaamul Xuseyn jooy na Karbala mais jooy ya nag keroog xëy na maa ko développé wul noo xamee ni moom moo tax muy wax noonu naan man waxuma ne doon jooy pour sàkku ndox Cherif nag après ci ginnaaw ba ñëw na ci Hawzatu Rasul ñu daje fa bi mu waxtaanee Cheikh Saahid bi muy génn mu jàpp sama loxo daal di ma Cheikh Mouhamad Imaamul Xuseyn jooyul Karbala te tamit ku ma am jooy dafa mel ni dafay ñàkkal fayda ak imaam ak ni mu tolloog kii boobu bon fekk boobu mu ngi dugg ci otoom nekk xam naa ni waxtaan bi fay xëjul foofu ma bàyyi ko mu dem mu ni xëy na loolu mu ni moo ma mer loo ma bàyyi ko déedéet Imaamul Xuseyn première fois moom jooy na Karbala mais jooy yi moom da daan jooy parce que ñu ne ko imaam lu lay jooy mu ni ñii dañ may rey xam naa dañ may rey te buñ ma reyee dem safara te man bëgguma ñu dem safara kon imaam jooy yërmande la doon jooy foofu ci Karbala kon loolu jooy yooyu loolu laa doon leen wax mais nag ñoom xëy na interprété nañ ko nu mu leen neexee mais jooy Imaamul Xuseyn ci Karbala lu am la lu existé la kenn mënu ko dindi ci taarixu Karbala mu jeex tak kon loolu warul nekk loo xam luy yàq sama diggante la ak Cherif wala boog lu ma ko ciy mere te même su fekkoon ni sax la mu wax dëgg la mooy corrigé bi am na mais man may kan ba buñ ma corrigé may mer non c'est pas normal c'est pas la peine loolu waruma mën a tuutee nu mel noonu nag tuuti ba relation bu toll noonu ma koy coupé ci ay imam jooy nag jooyul yooyu non te man dama daal di pare rek réeré wu ma fa defuma fa dara dama daal di génn moom kii boobu saaxu moom daal di may jox njëgu taxi ma daal di jël taxi ñibbi si mu daal di jeex ci bis boobu. am maa nag loo xamee ni moom lu ñu war a leeral la man awalan Cherif Mouhamad musuma nekk taalubeem musuñu séq liggéey man ak moom tamit lu dul connaissance bu ñu xamante woon suñu biir ma ne ko xaaral mu nekk comme maa nekk sa porte boo xamee ni ci nga ma njëkk a xamee xaaral ma ubbil la woon la gaay yi yëpp mais man nekkuma woon loo xam Mouhamad dama ci yaakaaroon ci moom dara wala ma koy profité ci lan kon boo xanaa ma def comme ñenn ñu bari ni ñuy def mooy jéem a écarter ñeneen ñi wala jéem leen a xañ wala jéem leen a loolu su fekkoon noonu bëggoon naa ko kon sax du ma invité kenn Sénégalais kon du ma ko ci invité mu koy xam mais au contraire ma dama ko bëggoon dafa ñëw ni daa bëgg a liggéey ci mazhab bi pour mu tasaaroo loolu moo tax may tamit te loolu moo nekkoon sama yéene ci man gis naa ni moom ëppoon moo am na moyen comme ça ci loolu la ma wax ma ne ko kon naa la xamale ñeneen ak frère yeneen yi mais la ma bëggoon booba ca frère yi boobu ñu àndandoo façon liggéey boo xam ne liggéey bi sax xëy na noo doon gën a baax sax ci duñ ko teewlu woon évaluer ko xool nan la ñuy liggéey ak nan la ñuy tegee ci ay stratégie ak yeneen ak yeneen ak yeneen xëy na moom mooy kii mais alors que ñoom ba ñu demee comme ni mu ko waxee ñoom dafa am beneen façon méthode boo xam boobu la ñu doxalee mooy ñëw ni dañuy nekk ay taalibe yi Cherif dañuy jaayante ak moom bayaa nag mooy nga jël sa bopp jox ko nit ni ko jaayante naa ak yow mooy ci mbir mi nga nekk jaayante naa ceeg yow mooy sama lépp jox naa la ko mooy comme nee na mu am ay kashfu di la gis ak yeneen nga xamul yooya man xaw ma méthode boobu ci schisme amu ci gisuma ko ci te schisme nag yaakaar naa ne nag nekkuma ci gan te duma ci wax lu ma ci xamul lu bari
ndax dama cee judd daanaka dama cee yaroo te dem ci fu sori fañ koy tànge fa mu sosoo muy Jabal Amir ca Liban nga xam ne Abu Dhar al-Ghafari fa la nekkoon sos ko man foofa laa yaroo foofa laa ko jànge ba pare dem ci colloque yi yépp muy Irak muy Iran muy Syrie fu ñuy defee colloque chia def naa ko fa fekke naa ko kon yii yépp ma gis ko man li ma gis moo di ni kii loolu man xawma ko ci méthode chia daal li mu xam moo di ni ki bi imaam yi di dund imaam yi ngay dem toppi directement imaamil Mahdi bi mu juddoo 70 ans ya mu làqu am na ñeenti ay ambassadeur yoo xamee ni ñoom ci ñoom la daan jokkoo seen digganteem ak nit ñi ñooñu ñoo nekkoon seen interprète waaw intermédiaire nit ñi bu ñuy laaj dañuy bind jox ko ñooñu am nañ fu ñu d'accord ak imam fu ñuy gisanteeg imam jox ko imam bu tontoo jox leen ñu delloo si waat ko nit ñi mu nekk premier ambassadeur deuxième ambassadeur troisième ambassadeur ba quatrième ambassadeur nag bu muy faatu nag bu muy bëgg a faatu nag la ko wax nag ni ko duma dénkati kenn ndax ambassade bu si doon bëgg a faatu rek da nga xam dénkal diw ne ko moom laa ko jox ba ci quatrième bi nag mu ne ko nag jeex na nag fii mooy xaybatu suxra ñu tudde ko mu ne moom amatul li ñu tuddee représentant boo xamee ne direct la boo xamee ni dafay nekk intermédiaire am digganteem ak nit ñi li mu am daal léegi si moo di ne ki am na li ñu koy représenté ci kaw suuf si ci digganteem ak njabootam ji di schisme mais ñooñu joxe na seen i ay qualité mu wax ci hadis boo xamee ñun ñëpp xam nañ ko moo di ne ki mu ni leen man kaana saa'inan li nafsi xaafidan li diini muxaalifan li hawa mutian li amri mawla fa lil awaami an yuqallidu fa innahu xujjati alaykum wa ana xujjatullahi alayhi fa man raddahu faqad raddani wa man raddani qad radda Allah mu ni leen maa ngi dem nag ba mu soobaat yàlla rëy ba bu suura bi mooy bu ndaw bi mooy absenté bu ndaw bi de jeex na muy 70 ans mu ngi war a demaat nag ci dem goo xamee ne nag xamul ba kañ lay doon nag yàlla rek ba mu neex ko lay nekk mu ni nag sama diggante nag bi may doxale seen sama diggante ak yéen moo di ni mooy boroom xam-xam boo xamee ne àgg na ci jurisprudence moo di ni ki mu mën a def fatwa ba pare nekk ku ragal yàlla nekk koo xamee ne ku mucc la ci topp bakkenam bëgg àdduna mu ni kooku dey ku ngeen gis mu àgg ci niveau boobu moom moo nekk moom laa doxale sama diggante ak yéen ni ngeen koy laaj seeni fatwa mu leen di wax ci bu leen waxee ngeen jëfe ko bu ngeen ko delloo nag lankal ko man ngeen lankal te ku ma lankal yàlla nga lankal loola la ñu tuddee baabu taqlid moo di ni ki ku xamul dem toppi borom xam-xam laaj ko ci ay fatwa loola moom mooy monde chiisme loolu mooy schisme loolu la ñépp xam ci schisme moo xam Iran la moo xam Liban la moo xam Irak la moo xam Pakistan la moo xam Indo la fépp ci schisme ci àdduna bii la ñu xam mais xamuñu li ñu tudde soufisme goo xamee ni ci biir schisme da ngay tudde ak tarqiya ak yu ma xamul topp benn sëriñ naan da nga koy kii bi et puis loolu bokkul ci sunu méthode yi liggéey yi ahlul bayt alayhimu salaam kon nag ñun bi ñu ñëwee mënuñu nekk ay taalibe Cherif parce que moom ci boppam dañu doon wax ni ñu man jànguma wax na ma ko ay yoon ñaari yoon mu ne man jànguma du ma borom xam-xam waaw kooku nag kon wax dëgg yàlla nag moom Cherif la nangul dañ ko bëgg na liggéeyal ahlul bayt ahlan wa sahlan wante nag du marja jàngul ñun nan la ñu war a mën a topp nag ci ginnaawam nag nekk ay taalibeem nag mën nañ koo jàppale nag su bëggee ñu liggéeyal ahlul bayt alayhimu salaam comme ni nga xamee ne moom la ñu doon jàppale képp koo xamee ni beer de fond na bëgg na liggéeyal ahlul bayt alayhimu salaam nit ñëpp dañu pare pour kii la mais nag pour nekk nag taalibe jaayanteeg yow yu ma xamul yooyee moom mun nuñu du suñ méthode te doolu duñ ko def su fekkee ni loolu lañ jàppee ni mooy bàyyi ak mere gi wax dëgg yàlla loola moom nañ jàpp loolu mais ñun daal amaluñ ko benn amaluñ ko benn jafe-jafe amaluñ ko benn loo xam ni moom lañ koy mere wala yu ma xamul parce que ñun amuñu temps boobu te tamit amuñu dara lu ñu seq loo xamee ni dina tax ñu war ko cee mere
li muy tudd ci wàllu ay alal ak ay ki luy boole man di boolewu ma man ak moom mus ñu séq alal dama koy wax ci baat ca kaw mus ñu séq dara ci wàllu alal nii maye nii ñaan musuma ko ñaan musuma may waaw kooku na leer séq mus ñu séq alal man ak moom musuma ko tamit di ko wax dara loo xam du koy conteste la Seydi Chahine dafa ma daan wax naan ma bul conteste ma ne ko du ma man sama jikko ci boppam dama dul conteste kenn man sama yoon daa nekkul ci kenn man ku nekk man bu mënee liggéey yow liggéey yow soo amee si beneen méthode liggéey man kooku dama jàpp ni yow la concerne mais man concerne wu ma nekk ci sama yëf nga nekk ci sa yëf ma ñaanal la yàlla subhanahu wa taala nag ndax tamit sa yëf bu réussir à la fin chia rek ñoom ñoo bénéfice suñu échecee ñun ñëpp ñoo échec loolu daal lu ñu waroon a leeral la te xam ni mbir mi nekkul ci ay een nekkul ci ay kii mbirum ahlul bayt la alayhimu salaam méthode la xam nañ ko ñoo ngi ci nekk si sunu liggéey nag di ci liggéey ku ci nekk nag yaamal ala shakilati comme ni ko alquran wax kulun yaamal ala shakilati ku nekk da ngay wax ci sa façon da ngay def jëf ci sa façon ak ci sa méthode waaw yàlla subhanahu wa taala rek moom moo xam waaw yal na yàlla nangul ñëpp nag yal na yàlla jàppale ñëpp mais ñun amaluñ een kenn te la preuve boo di ni kii ba ci papaam bi mu génnee àdduna man ñëw naa ba ci saison bi nekkoon ci point un temps boobu ma ñëw fekk fa secrétaire bu jigéen foofu ma ni ko dama ñëwoon pour jaale si mu ne ma moom ñëwagul ma ne ko kon bu ñëwee nag ma ko nuyul ti joxal ma ko sama njaal keroog dañ naa sax benn frère boo xam ni mu ngi nekkoon ci maktab bi bibliothèque bi nekkoon foofu ci case bi nekk ci buntu bi foofu kooku mën na ma témoigner kon ku mel noonu xam nga ne amalul jàppalul kenn bu parce que koo xamee dafa jàpp ni nit ñëpp ay mbokkam lañ rawati nag koo xam da nga yëngu ci ahlul bayt alayhim salaam lii daal ay leeral la yoo xamee ni il faut mu am te bu ñu cité wuñu woon sama tur tudd ko duma ci wax wante comme dañu cité sama tur nag ay yooni yoon di ko tudd dafay nekk nag il est obligé pour moi expliquer nit ñi ni lii moom moo am amaluma kenn amaluma kenn du may kii parce que man sama liggéey doy na ma sëkk samay sikki bopp tamit doy na ma sëkk ba du ma xool yeneen sikki jàmbur yi man li ma nit ñi di indil ci information parce que place bi ma nekk la mais man sama yoon nekku ci kenn du ma wax ci kenn dara bëgguma sax kenn indil ba benn information jërë ngeen jëf ñoo ngi ziare ñëpp di jégalu ñëpp nag salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.